waaw salaamaaleykum waa Sénégal di leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam tey nag dañu ñëw Mbour tey bu ñu ñëwee Mbour nag dañu fi ñëw nag fekk fi nag ay soxna yu baax soxna yoo xamee ni ñoom lay wax les femmes déterminées femmes yoo xam dañoo engagé wu bokk ndey bokk baay àndandoo jóg ngir lan soqali Mbour jóg nag ngir lan ngir jàppale waa Mbour jàppale doomi Mbour yi xam nga jigéen ñi bu ñu dajaloo tudde seen bopp les femmes déterminées taxaw woote soirée bu rëy indi fi Assane Ndiaye boole ak artiste wu Mbour yi daal di ne bis bi ne dañ ko jagleel nag doomi Mbour yi xale yi ñëw sañ sa ba rafet gis nga leen ñuy dugg noonu ñu ngi leen di wax ni nag tey émission bi fii la ñëw biir Mbour seet si waa Mbour fa seen bégee ak ñoom ànd ak ñoom di paccax yi daal di dund fël-fëlaale xaaral dafa mel na am na ku ne ci toogaay nii soxna si na nga def. bàyyi fi ça va bien yow noo tudd. man Salimata laa tudd. yow ci association bi nga bokk. man femme déterminée la. waaw yow waaw wane nga ko de lu war a bisu Assane Ndiaye beeg nii porte bi est-ce que nit ñaa ngi ñëw ak yooyu nànk-nànk. waaw macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nit ñaa ngi ñëw ndaxte woote nit ñi ñëwal la rek yombul mais comme que nit ñaa ngi ñëw di ñu jàppale rek kon amuñu lu dul di dolli santaat yàlla bu baax a baax. bis bi yéen kan ngeen ko dippee. bis bi nag dafa ala dawme ndaxte ay doomi Mbour suñuy xarit suñuy mag suñuy kilifa ñoom la ñu dippee bés bi ñii suñuy jigéen ñii di jigéen comme ñun ñii di ay góor ndax doo def góor ñi rek bàyyi jigéen ñi ndax jigéen ñi bu ñu xewlee tamit dañuy def seen moromu jigéen ñu gis seen bopp ci yëf yi looloo waral lool. association bi yàgg na. waaw association bi yàgg na yàggul ndax am na 2 ans association bi mais kiiwul woon daal feeñul woon dañ ko doon def loo xamante ni suñu biir la doon yem suñu amee loo xamante ne war nañ ko faj ñun ñu lijjanti ko suñu biir faj ko noonu la association bi tuddee ñun la ñuy jàppale jigéen ak xale ndaxte jigéen moom mënuñ cee génne suñu bopp ndax ñooñu li leen dal liggéey lu ñu yàlla lu tax mu dal leen xale tamit moomin la loo def ci moom rek yàlla moo lay fay looloo tax ñu taamu jigéen ak xale. kon fii nee na paccax de. fii kay toj lay def. day paccaxee. gis nga bu ci kanamee lépp dana gën a leer léegi nag ñu dugg ci biir daal di xool toogaay bi waa Mbour lan ñu def ci sañse yi naka lañ ko organiser nan lañ leen wuysee ñu dugg ci biir dox. gis nga nii la classe xam nga ne waa Mbour seetaanuñu bis bi dañ ko def la classe nit ñi ñëw wuy si tey nag xam ngeen ne Assane Ndiaye dana wàcce fii tey képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé Sénégal xoolal tegal sa loxo tey du yomb de tey dinañ fi wane yu bees yu garaaw a garaaw. taxaw ak artiste bu mag mu def première partie boo xam ne dara du ko dindee sama xarit na nga def. waaye maa ngi sant yàlla Moustapha. naka Mbour. waaw Mbour moom mi ngi neex. mais tey dañu gis première partie bi ñu gis Youssou Ndour vraiment xel yëpp dem ci Bercy xel yëpp naan waaye mais Youssou Ndour mi kan la mais lan moo waral ngay créé waat Youssou Ndour di koy indiwaat ak yooyu. waaw xam nga nit ku ne am nga soppe te moom suñu idole la te balaa loolu damay gërëm Assane Ndiaye mi nga xam ne tey moo xewle yaatal ñu ci ba mën a wane loolu ñu am waaw gannaaw yàlla dañ koy gërëm di ko sant mais xam nga boo dee jeune talent aussi il faut nga wane sa talent di wane lépp loo xam ni rek yaakaar nga ni yow soo ko defee public bi kontaan ci. dëgg la da nga leen koy jox. waaw. mais noo dundee Mbour fii spectacle sa culture dox na bu baax Mbour. waaw man Abou Dieng man sant naa yàlla bu baax ndax waa Mbour yaatal nañ ñu wax dëgg yàlla xam nañ ni seen i dooma fi nekk wax dëgg yàlla lépp lu ñuy xewle dañ ñu ci woo lépp lu ñu xewle suñu leen ci woowee ñu wuy si ñu kon xam nga Mbour neex na. waaw ana kii kankurang yeeg yooyu. ñu ngi fii kankurang yi ñëpp a ngi fii bu ngeen commencé léegi da ngeen leen gis ñu yéeg. ci kanam tuuti dana gën a leer dana xool ndax kankurang yi nelaw nanu wala nelawagunu. waaw di gërëm nag aussi sama groupe. sama manager Cheikh Top Papis chef d'orchestre Papis Touré ak gars yi gis nga leen ñoom ñoo taxaw nii suñu gannaaw ñoom Tay Assane Souleymane Pam Ngom Joseph Gina Balla Habib Sène batteur Kulim Dioum kon nag kontaan naa ci ñoom waaw sama chef d'orchestre am na ñaari kàddu yu mu ci sànni rek. Papis Touré waaw Touré Mandi Mori waaw sama doom baay la yow xam nga Touré Mandi Mori kenn du moom waaw ñii ñëpp du nuyu téléspectateurs yi du nuyu Sénégal yëpp di sant yàlla parce que ay ndaw lañu bëgg aar bi di ko dund di si xoslu xam nga ku mel ni Youssou Ndour ak Super Étoile nu mu mel ak ku mel ni Habib Faye di ko jaale Sénégal yëpp lu mu def si musique sénégalais nga jël loolu nga reprendre ko dafa métti moo tax nag ñu jël morceau Youssou Ndour bu tudd Ndobin ñu reprendre ko pour def alerte boo xamante ne xamal sénégalais yi yëpp ni
am na ñoo xamante ne ñu nañ si musique bi te dañ koo gëm bëgg nañoo dem di talal ñëpp loxo nag ñu jàppale ñu bu baax a baax groupe bi jàmm mbuur la tudd xam nga jàmm moom fu mu am rek loolu ci lekk ñëpp waaw bon ñi ngi commencé am ay yenn grand yi mel ni ay ñoom Alioune Ba journaliste ak quelques gars yi nga xamante ne ñi ngi commencé bàyyi xel ci orchestre bi duñu jàppale waaye talal nañ leen loxo yéen ñëpp suñu bu ne am sax invitation ci seen télévision dinañu neex trop parce que bëgg nañu génn Sénégal mu gis ñu parce que li ñuy def tamit bëgg nañ ko nit tamit boo nekkee si loo xamante ne bëgg nga ko da ngay bëgg nit ñi gis la waaw parce que amuñu doole parce que musique moom fu mu ne nii jamono bu ñu toll nii xaalis moo koy def donc boo am xaalis da ngay topp si nit ñi baax yi rek talal leen loxo ñi jàpp la xëcc la loolu moo lay mën a yóbbu si kanam ñuy ziar bu baax incha allah rabbi gis nga lépp dana baax bu soobee yàlla dégg nga lu Touré Mandi moo di wax léegi dañuy xuus rek commencé ndax invité yaa ngi ñëw nit ñaa ngi wàcc par nànk ñu dugg rek di leen dalal par nànk di waxtaan ak ñoom xoolal table bi nga xam ne ñu ngi fekk ay soxna yu baax yu civilisé tey jigéen ñi ñoo woote les femmes déterminées bu Mbour tey noo ñëwee ci bis bi waaw xanaa ànd see kontante parce que li leen tax a jóg mooy nee nañ dañuy lutter contre cancer du col de l'utérus mu nekk actualité ñu def ma marraine ma kontaan trop ñëw si pour jàppale leen jàppale sama askan. tur bi naka la. man Maram Fall Soxna Thiané laa tudd. kontaan nañ ci yow. waaw ñoo leen kontaan nga say jigéen. waaw macha allah waaw alhamdulilah koo gis ku ne am na ku mu àndal délégation par délégation daa mel ne yow si délégation bi nga bokk de tur bi. man ma jigéen laa tudd. ma jigéen na nga def. ma jigéen kase madame Diouf. di marraine également si bés bi. waaw les femmes déterminées. boole ma ci marraine yi. dëgg la. voilà di kontaan di leen remercier bu baax. di leen encourager également parce que initiative bi initiative bu rafet la. bu ñuy saluer la également di demander à ce que ñu perpétuer ko. parce que vraiment actualité la comme ni ko sama kii bi waxee sànq. ndax ku ñëpp la concerné. bu dul sa mbokk am nga xarit wala am di jàmm boo xam te ne nii mu ngi souffrir ndax lu mel noonu donc vraiment dañ leen di encourager di leen remercier vraiment. jërëjëf kontaan nañu sunu marraine bu baax bi. soxna si na nga def. maa ngi fi. mais naka organisation bi. waaw ñu ngi ci kaw ça commence à se lan moo tax ngeen organiser lu mel ni soirée bi woo Assane Ndiaye. waaw soirée bi ñu ngi koy organiser pour lépp luñ ci mën a am ñu jox ko jigéen ñi nga xamante ne dañoo atteint de cancer du col de l'utérus. mais association bi ba kilifa yi nekk ci Mbour ñu ngi leen di jàppale. waaw ñu ngi ciy jàpp bu baax ñu ngi ciy jàpp kilifa yaa ngi ciy jàpp. ñan ngeen ko tuddee. bis bi nag ñu ngi ko tuddee le président Macky Sall sous son patronage Aliou Sall Cheikh Issa Sall monsieur Baba Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. kon daal su si kanamee tuut daal fii dana toj moom. fii day wàcc ba zéro. waaye xool jëlal sañse bi jëloo hôtesse yi ni ñu ko organisé gis nga lii da nga koy jël da nga koy boole si programme bi tey dara du yomb nii lay demee saa bu ne. voilà soxna si na nga def. maa ngi fi. tur bi naka. Fatou Diagne Fatou Seck Diagne. waaw madame Sila. waaw madame Sila ngi nii xam nga ni li jëlal madame Sila yow kii borom këram da ko toppatoo de da ko toppatoo ba mu baax mais bisu jigéen ñi tey nan nga koy gisee les femmes déterminées yi nga xam ñoo nekk fii ci Mbour di jàppale jigéen ñi seen morom jigéen ak xale yi ban gis-gis nga am ci loolu. suy ay action may saluer ñoom ñooy ay ndaw dëkk ci dëkk bi xalaat lu baax lii di jàppale jigéen yi ma ñuy feebar surtout ak ay xale yu ndaw di nekk en difficulté vraiment ñu leen di jàppale ñun dañuy rafetlu loolu tey boo gisee suñu teewaay fii ñëw pour apporter suñu soutien aux femmes déterminées parce que ñu ngi ci Mbour dëkk ci Mbour am jom am fula ay fayda nekk di œuvrer vraiment dans le social donc ñu ngi approuver seen kii di leen ñaanal ñu continuer ci bu baax a baax a baax. soxna si na nga def. li nga sant rafet na de. ah merci. yow ku la ñawal yow. ah. ku la ñawal. ah sama puudar rek. merci beaucoup. ban gis-gis nga am ci bis bi tey. ah bés bi moom fekk ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax ndax xale yi doomi Mbuur lañ ñu àndandoo doon benn bokk ndey bokk mbaay pour dimbali ñi nga xam ne askan gi ndax yaakaar ne loxo gouvernement bi doxewul te ñoom it ñu bëgg a dimbali ngir def ko te yàlla tax ñuy jàppale xale yi nga xam ne dañu feebar di jàppale mag ñi nga xam ne dañu wéradi di jàppale ñi nga xam ne façon feebar bu nekk ñu ciy def social nag di ci woo képp koo xam ne rek doomu Mbuur la nga ñëw bokk ci jàpp ci looloo leen tax di soirée. kon daal kontaan nga daal. kontaan naa kon daal Talatay Nder tekkiwaat na. waaw loolu moo am ndax. soxna si na nga def. maa ngi fii mais li nga def dafa rafet.
ñëw na ci bis bi mais jigéen ñi tey ñoo xewle les femmes déterminées di jàppale seen ay morom jigéen ak gone yi yow ban gis-gis nga am ci loolu ak ban engagement nga ci am. jërëjëf Tafa tey man ku ne xam na ne man gëj naa génn sax soirée waaye déterminé femme déterminé yi seen engagement moo yëngal askanu Mbour gi yëpp ndax ci social bi ñuy dox ndax feebar mënoo faju dafa métti waaye buñ dee ay xale yu ndaw a ndaw mënoon xalaat lu nekk xalaatuñu seen bopp ndax defe naa ku ci nekk am nga ci loo nekk waaye ñu ne dañuy bàyyi xel ñi nga xamante ne yàlla dogal na seen loxo jotu seen ginnaaw feebar ko xam ku ne xam nga wéra di ni mu méttee ñu di leen jàppale pour ñu faju ma xam ci lu leer parce que man damay politique di ànd ak Cheikh Issa Sall di liggéey ci Mbour moo tax ma rapproché xale yi xam ni ñuy dox ci social dara umpuma ci ndax daan nañu ñëw ci ñun ñuy def ñi nga xamante ne suñu doole fa la yem ñu di leen ci jàppale ñu ne nag tey dañuy woo Assane Ndiaye mooy yi nga xamante ne dinañ ci am tey jii ci kàttanu yàlla mu dugg ci social bi dugg ci malade yi toog di leen xaar xam nga li ma ci gën a neex tey dama ciy am baal ndax damaa gëj a baal ba pare ñaar dërëm yi ma paas day dugg ci social si ma am ci yàlla. kon daal dara amul pertement tey. déedéet kon daal tey zéro pertement. zéro pertement. Marième Faye Sall waxal ak moom première dame ku bëgg xale yi. waaw première dame nag defe naa ne bu lii jàllee dina recevoir déterminé Mbour yi ndax moom dara ñoru ko lu dul social kon xale yi dañ koo dimbali ci yoon bi mu nekk ndax bu nee social lay liggéey xale yi nekk ci di ci def kon ñu ngi koy représenté bu baax fii ci Mbour ak ci département bii di Mbour kon nag gëm naa ne lii Marième Faye Sall dina leen recevoir ci lu yàggul parce que frère am ñu koy wax monsieur le maire de Guédiawaye buggul xale yi ndax jàpp na ci bis bi Alioune Sall kon nag dina ko dey Marième Faye Sall mu wax ak xale yi nga xamante ne ci baax la ñuy dox dëgg la. directeur tey femme déterminée yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Mbour ñoo woote bis bi jagleel ko jigéen ñi waaye nag jagleel ko xale yi ban gis-gis nga am ci bis bi présenté wul. man maa ngi tudd Bour Sine Coumando Fen man maa war a nekk présentateur cérémonie bi nekk un animateur d'une radio de la place mais nag li ma la mën a wax mooy lii dafa nekk mbir moo xam ne dañuy wax lu noble lu noble mooy loo xam ne ku ko gis war ci mën jàpp dëgg la ndax ay jigéen ñoo xam ne dañoo boole seen bopp takku nekk benn say ngir liggéey ngir jàppale ay néew di doole dëgg la liggéey bu ko gën a noble amul ndaxte am nga fàtte sa bopp jël lépp boole sa doole ak sa xam-xam ak sa temps ngir dimbale ay néew di doole loolu c'est un travail à saluer dëgg la boole ci li ma ci wax mooy nit ñi waruñu xaar ñu woo leen ci lii parce que koo xamee ni dafa nekk dans le besoin waruñu xaar muy woote wàllu pour ñu koy dimbale. dëgg la loolu dafa nekk loo xam ne message bu may lancé ci réew mi nañuy di jàppale nit ñi ci bañ koy soxlaa. dëgg la réew mi bëri na ñoo xam dañ leen di seetaan ba ñu faatu. dëgg la ñu lay defal ay hommage wala di la décorer rek yooyu. waaw amul njëriñ. nit ki da nga koy dimbale ci ba mu ko soxlaa. dëgg la te loolu dañ ci toll ci jamono ji ci réew mi. puukare bi bëri na. Samba Mbayeen bi bëri na. mais au fond du problème Sénégal. liggéey bi war ci nit ñi néew doole defuñu ko. dëgg la hôpitaux yi bëri na ay malade bëri na ñoo xam ne amuñu ay moyens. nga ni Sénégal am na ay milliardaires yu fi yeewoo. seen alal jooju fan lañ koy dugal. dëgg la amul njëriñ. parce que ku ci ne booy dee doo ko yóbbaale. dëgg la kon dimbali ci nit ñi ci ba ngay dund mooy li gën am solo. man de loolu la jàpp ne lii ñuy def nii. boole ci ñu am initiative. woo Assane Ndiaye non seulement pour bégal nit ñi waaye recette biñ ci gagné ñu ne nañ ko dimbalee ñi nga xam mooy néew di doole yi ak nécessité gisuma liggéey bu ko gën a nopp kon maa ngi leen di ñaanal ñu am vraiment beaucoup de réussite bonne continuation di wax ni itam képp koo xam ne itam yaa ngi yeewoo ci diwaanu Mbour war nga jàppale xale yi ba vraiment mbir mi saawaan baawaan jërëjëf wax ji rafet na soxna si na nga def tur bi naka la Bébé Sow waaw mais saw bu la jéeri borom nag ak meew yi tey femme déterminée yi ñoo woote
ngir delloo njukkal jigéen ñi ngir def soirée boo xam ne luñ ci am dañ koy jàppale jigéen ñi mais inspiration boobu fan ngeen ko xalaatee yéen loolu. waaye ñun ay jigéen lañu macha allah ñu gis suñuy moroomu jigéen yoo xam ne ñu ngi feebar bëgg a faju amuñu ku leen dimbali te ñun tamit amuñu doole boo xam ne war nañ koo jël suñu propre moyen pour defal leen ko doon nañu def lu ne pour dimbali leen pour soutenir leen ñu ne pourquoi pas ñu def lii initiative bu baax bi pour jëm cee am dara soxlawuñ ci dërëm comme mu seet ba soxlawuñ ko ci lu ñu am te ñoom lañ koy delloo mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo feebar ak tout temps yi nga xam ne seen loxo ci seen ginnaaw loolu lañ ci jublu di ñaan borom bi nag mu dimbale ñu mu réussir te yàlla tax parce que loolu rek lañ ci jublu. kontaan nanu de mais li nga sol ni ba xeeboo ci dara. ma ci dara. bul ci xeeb dara. bébé laa ko. ñëpp a d'accord koo ko tuddee yow. bébé jëlal ma li mu sañse ba pare ma doogay wax ak moom soxna si na nga def. yow noo tudd. Sofia ba yëg nga ni li nga sañse kenn sañse fi lu mel nii. dama ko xeeb nag. macha allah mais tey les femmes déterminées yi ñoo woote soirée bi jagleel ko jigéen ñi ak gone yi ban gis-gis nga ci am ci lii. waaw sant yàlla bu baax bi ñu ko débuté ba mu toll fii soirée bi nag dara tax koo jug lépp ci social la parce que dañoo nekk ci koñ xëj na amuñu mais yàlla am na nu ñu dénk ni ñuy sollicité ci yu bari ñun nag dañ doon def natt par weer bi ñu demee ba xam ne comme li ñuy def ñu ngi natt ñu ne pourquoi pas ñuy dimbali suñu moroomu jigéen ñi si lañ entamé lii buñ ko defee di am ay cas ñu leen di dimbali tamit di si def suñu doole ak suñu mën-mën ñu dem ba affaire yëpp ñu doole ñu am benn cas bu ñu xaw a ëpp doole suñu moroom mbokku jigéen bu am cancer de l'utérus du col de l'utérus suñu yaram daw ñu ne pourquoi pas parce que mosuñu organiser suñoo def sax sabar ñu ne pourquoi pas ñu def soirée luñ ci am bon buñ ci récolté rek ñu jël ko jàppale ko suñu mbokku jigéen ñi déjà ñu ngi doon def ay dons am na tamit yeneen kii yuñ doon def loolu yëpp mooy femme déterminée mu ëmb déterminée bi. association bi si ñaata am na toll. donc toll na si 2 ans 2 mois 2 ans 2 mois. mais kilifa yaa ngi leen di jàppale kilifa dëkk bi. au début moom fësaluñu woon suñu bopp parce que dañ doon dem ak suñu moyen bopp bi ñu demee nag ba affaire yi ëpp doole ñu ne pourquoi pas ñu fësal suñu bopp. au niveau du ministère de la santé pourquoi pas ñu fësal suñu bopp parce que kuy def lu baax tamit il faut nga du question nga wane ko mais il faut nga taxaw tuuti bu ko defee bonne volonté yi mën a ñëw fekk se la si jàppale la si loolu moo waral soirée bi. kontaan nañu de waaw koo tuddee sañse bi. sañse bi nag tuddee naa ko monsieur Diop. monsieur Diop jëlal ay monsieur Diop sa turandoo bee baax macha allah tey monsieur Diop gars yi na ngeen def. ça va jaar nañ la. maa kontaan ngeen. oui kontaan nañ nice. waaye yéen jigéen ñi ñoom ñoo dajaloo tuddee seen bopp les femmes déterminées. waaw ana les hommes déterminés. on est là tawa. yéen a ngi nii maa kontaan ngeen. kontaan nañ loolu. ban gis-gis nga am ci li jigéen ñi organisé nii. ñu ngi sant yàlla ñun nag ay artistes lañ. waaw dañoo war a jouer ci kanam. waaw. ma ànd ak samay mag tout ça donc ñu war a ñëw tey jàppale suñuy jigéen donc comme les femmes déterminées ay jigéen yu vraiment yu am ambition lañ xam nga vraiment di liggéey pour Mbour donc di ñaanal yàlla jàppale leen. ba affaire yi gën a saan baawaan. vraiment. tur bi naka la. man Tom Family. mais lan kay da ngay way wala da ngay. non damay tëgg. da ngay tëgg. waaw. ana waykat bi. ñëwagul. non gars yi ba ngi nii. gars yaa ngi nii. ku baax naka mu. waaw sant yàlla. sama mbokk artiste yaa ngi nii de. waaw loolu la yàlla dogal. waaw mais jigéen ñi ñoo woote tey. waaw. di jàppale seen ay moroom jigéen ak xale yi. waaye jigéen ñi li ñu woote tey dañuy ci ñun góor ñi. dañuy sawar ñëw jàppale leen ci tey. ndax li góor ñi waroon a def bu ko jigéen ñi defee. waaw danoo war a mën a ñëw jàppale leen dooleel leen. may leen doole dëggalal leen. ndax dëkk bi rek la ñu am ñun Mbour la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee. lan ngay laaj autorité yi lan nga leen di wax. autorité yi fi nekk li ñu leen di wax mooy ñu fàttaliku ñi leen fal. te xam ne ku fàttale la fal la fol li day yomb. te it ñu xam ne xale yi ñooy njabootu ëllëg.
te it ñu bàyyi xel ni xale yi ñoo leen tegoon ci kaw bu ñu defee léegi lii bégal xale yi bu soobee yàlla yonent bi ak Serigne Touba lépp luñ bëgg danañ ko am te it ñuy fàttaliku ni dëkk bi benn la dëkkub Serigne Saliou la lu buur mbuur la jëm kon buñ ko jàppee rek mu naat waaw kon nan jàpp rek dana baax mais yéen seen groupe bi nu mu tudd ah Jamandong family Jamandong family waaw ay na ngeen di way ana kii way si Jamandong family kan la est-ce que xam nga ni Jamandong family luy Jamandong family xam nga luy loolu mooy lan family wala family non family la family waaw mooy lan xam nga lu waral loolu dañoo doon xale yoo xam ne ni dañoo nekk ci dëkk bi di tëgg sóoruba yi fii ci dëkk bi di bégal ñi nga xam ne nii ñooy soose yeeg ñi dul soose yeeg ñëpp ñu leen di bégal ci li nga xam ne moom la ñu yor te ku fiy ñëw ku ne artiste boo mënti doon dinañ woo ñu ñëw bégal ñi nga xam ne nii ñooy ñi dëkk ci dëkk bi Jamandong famille ñëppay tëgg ñëppay way waaye maay seen mag maay seen kilifa mais jiital nañu ma bëgg nañu ma teg nañ ma place man maay Cheikh Samb waaw Cheikh a ngi noonu wax na lépp macha allah kontaan nañ ci ñoom di leen bëgg kaay wax ma lan lay tekki seen groupe bi lan lay tekki. da ngeen bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay. waaw ñoo bokk li ñuy def. waaw ba pare di bég tey bégle. waaw waaw ndax Jamandong famille moom famille la. famille la te dafa yaatu. waaw maanaam Mbour boo waxee ku ne xam na kër Amadou Gueye. dëgg la waaw te affaire yi yaatu. kon maa ngi leen di xaar si scène bi. incha allah te bu ñu yegee di ngeen bég bu soobee xam ne lépp dëgg la. waaw te ñun dañ lay béggee ndax dañ leen di seetaan ak sa groupe. waaw ba pare nga ñu daaneel nag. waaw kontaan nañ yokk rek jaajëf. waaw kontaan rek apprécier Bac Cheikh Rafal parce que lii dafa rafet te ñun Mbour lañ dëkk Mbour lañ am kon suñ gisee lu mel nii loolu ñun dañuy jàpp ni comme si que ni ñun lañ ko defal Bac Cheikh Rafal kontaan rek. kon nag famille la ñu wax. waaw famille la ñu wax. bis bu mel nii bu ci lekk ak naan amul nit ñi dañuy sonn ndax nit ñi dañoo fas yéene fecc ba sonn moo tax restauration baa ngi nii. waaw mais naka mu. sant bu wér a wér. tur bi naka la. Matar Seck la waaye ki jiite traiteur bi mooy Abdoulaye Fall chef d'usine Fallou bi mooy mais Matic comme ni nga ko gisee lépp lu nit di xewle fii ci Mbour ak département bi da koy gérer jaarale ko. am déterminé yi ñoo xewle tey. waaw woote ngir jàppale seen ay morom jigéen yi feebar ak seen doom yi feebar xale yi ban gis-gis nga am ci loolu. waaw loolu rafet na suñu ay jigéen la ñu baax la ndax initiative bi ñu jël mu initiative bu rafet la moo tax ñun suñ ñu ko waxee ñun waa Mématic amuñu dara luñ leen benn condition buñ leen teg dañ leen dinañ ñëw jàpp ci bis waaw. te ñoo baax. barke Serigne Touba. yal na yàlla def jàmm bu ci kanamee ngeen defaral ñu ñaari sandwich. avec plaisir. yaa ngi nii jël leen lii fii dara yomb tey fii tey dara du yomb na nga def. suñu xarit ci loo ne. xam maa kontaan ci yéen. ñoo gën a bég ci yow. xam nga moo ñëw ci bis xam nga lan lay njëkk a xool hôtesse yi d'abord mais macha allah dama ñëw sama xol sedd. macha allah kontaan nañ ci yow. femmes déterminées yi nag tey yéen a woote. waaw ñun ñoo woote ñun les femmes déterminées. kii wax sa suba ba léegi. dëgg la action yi ngeen di def. dëgg la mais yéen a ngi ñëw ci waa Mbour ñu leen di bàyyi xel di leen jàppale. bu baax bu baax. yow boo xoolee bés mi ni mu bindoo rek nga xam ne waa Mbour ñu ngi ñuy bàyyi xel te ñu ngi ñuy jàppale ñu nit bu ñu poussé ba egsi fii tey waa Mbour la ñu ngi leen di remercier ndax woote gis ñetti nit dafa neex taxantuma laa nga woote sa xel daal alhamdulilah kontaan nañ bu baax. après ba si kanamee dama bëgg a ànd ak kenn ci hôtesse yi mu wan ma ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bés bi ñu wax ak ñoom. amul benn problème incha allah. waaw mais dama ni jëlal lii bul bàyyi dara waaw mais sama xarit naka def. maa ngi fi. tur bi naka la. Daba. mais tey yéen a xewle. waaw ñun ñoom muy si leen. dëgg la. bu baax. nga jàllale benn message ci bis bi. waaw dañuy sant ñëpp parce que woote ñu wuy si la dafa neex te ku gis li xam ne wuy si nañu te dara jotagul dañuy ñaan yàlla yegale suñu sago loolu rek la ñuy ñaan. te jigéen ñi nga xam ne ñi ngi biir Mbour yàlla may leen tuuti koom-koom baay defal appel woo leen ñu ñëw di leen wuy si di leen jàppale. waaw parce que marraines yi ngay gis yëpp dañ leen a woo parce que ñun association bi association boo xamante ne day dimbale ñi amee cancer mais surtout jigéen xam nga loolu cause bu noble la koo ci woo mu wuyu la moo tax benn marraine tànkam lu ñu marraine yaa ngi ne macha allah dañoo def
dañoo def bu baax a baax ñu ñëw wuy si ñu. waaw mais noonu nag ñu baax na bu nu wootee ñu baax leen di wuy si. waaw loolu dëgg la. kon ma dox xool li ci biir lépp. mais tey lan moo waral sa teewaay tey. dama ñëw représenter monsieur Maodo Malick Mbaye di directeur général en amont ma nekk aussi comme directeur des opérations. donc vu que la cause on a vu que c'est une cause noble loolu moo tax ñu ne dañuy ñëw jàpp ci accompagner leen ci soirée bi donc je suis là avec un collègue Herman donc parce que dañu am benn centre mécatronique ici à Mbour c'est lui qui le gère donc c'est pourquoi nous sommes venus ici à la soirée. mais dañu gis jigéen ñi dajaloo tey ni ñoom lu nu am ci soirée bi dañ koy jàppale seen moromi jigéen yi nga xam ne dañuy feebar wala xale yu ndaw yi nga xam ne seen i doom lañ di am ay jafe-jafe te seen dool toll ci seen bopp léegi yow boo gisee jigéen ñi dem ba toll foofu ci réew mi ban message ngay jàllale kon ci réew mi. waaw bon mën naa ne loolu en fait cause boobu sax moom moo tax ñun ñu déplacé wu ñëw parce que dañu gis ne lu rafet la parce que réew jàppalante moo ko yor donc su ci famille jiitoo bon je pense que góor ñi tamit war nañ ci ñëw jàpp vraiment parce que loolu moo yor réew jàpp doon benn ñi mën dimbale ñi mënul donc loolu rek moo jëmale kanam. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. salaamaaleykum ñu ngi ziar bu baax toos na nga def. ñu ngi delloo ziar bu baax tur bi naka la. Mamadou Sow la. waaw Sow bu la jéeri tey les femmes déterminées yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Mbour ñoo organiser soirée bi ngir jàppale jigéen ñi ak xale yi ñi ñëw fekk la fi suñu xel day dal suñu xel day sedd mais ban gis-gis nga am ci femmes yi taxawaay bii ñoo am ci Mbour. waaw comme maa ngi lay nuyu. di nuyu les femmes déterminées. bés du tuuti borom lay tolloon. comme c'est leur première séance. nga gis mu mel ni. cela veut dire qu'elles sont déterminées. dëgg la déterminées nag c'est très important. comme dañoo jël seen tuddee ko les femmes déterminées. cela veut dire que ñoom elles sont prêtes pour aller très loin. et je sais qu'elles vont aller très très loin. donc ay femmes la yu yaru bu baax ma leen di ñaanal yàlla na leen yàlla sàmm yàlla boole seen xol yi ñu doon benn ñu yàgg organiser yu mel nii parce qu'elles sont déterminées comme ni ma ko waxee rek elles vont encore aller très 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 loin. merci beaucoup donc man dama ñëw représenter le directeur général de APDA Pape Amady Ndaw donc directeur général de APDA donc soxnam nekk fii Ami ma femme elle est là Karim tamit il est là donc ñun ñëpp dañoo représenter on fait partie des marraines donc di la nuyu tamit di la gërëm tamit ci interview jërëjëf merci beaucoup directeur merci beaucoup jëlal ma sama yaay li mu sañse xam nga les femmes déterminées nii rek la mën a demee jëlal ma ko nii gis nga lii nu mu rafete macha allah yaay booy na nga def maa ngi fi. tur bi naka la man madame Sow la. waaw Sow pour le jéeri mais tey jigéen ñi ñoo woote ngir jàppale seen moromi jigéen ak gone yi ñu ñëw fekk la fi vraiment noo gisee bis bi xanaa kontaan ci sama rakk yi rek di leen encourager di leen féliciter ci bés bi di leen ñaax rek ñu gën a dem ci kanam dina baax incha allah dëgg la kon daal yaa ngi ci biir les femmes maa ngi ci biir maa ngi seen grande sœur waaw ci biir merci beaucoup merci jërëjëf tur bi naka la madame Ndaw Ndaw kontaan noonu de tey noo gisee jigéen ñi ci bis bi xanaa kontaan ci rek kontaan di leen encourager waaw di leen féliciter tamit kon daal ci femme déterminée yi yaa ngi ci biir waaw maa ngi ci biir kon daal da nga déterminé yow ay ca jërëjëf salaamaaleykum maman bi na nga def maa ngi fi kontaan noonu de sañsa bi rafet na de macha allah femme déterminée yi da nga leen wuy si tey mais gis-gis bi nga ciy am rafet na di leen ñaanal rek mu jëm ci kanam invitation bi kontaan nañ ko trop di leen ñaanal lépp lu ci bëgg rek yàlla defal leen ko ci kaw ci kanam jërëjëf merci Mariama tey ñëw nga wuy si jigéen ñi dama ñëw bis bi nga xam ne moom lañ jagleel jigéen ñi ban gis-gis nga ci am dëgg la dama ñëw wuy si leen jaay sama lal waaw fas yéene ñëw rek jàkkaarloog Assane tey waaw mais tey bu jigéen ñi wootee di jàppale seen moroomu jigéen yow ban taxawaay nga ci am tey dama ciy fier dafa neex ci xol dafa sedd ndax jigéen mooy lépp jigéen mooy ndey ji seet jigéen moo jur góor wallaay dëgg neexul jëlal ma sañse bi jëlal ma lii gis nga ni nu ko fleur perle ko ba mu baax mu def zone am bu normal waaw solo zone bu yëpp zone bi nga sol baax waaw ñoo lay delloo ziar tey gis nga def première partie boo xamee ne fi ñu toll nii yaram yëpp a tàng waaw mais tey ban gis-gis nga am ci jigéen ñi nga xam ne ñoo organisé tànn sunu grand Assane Ndiaye nga ñëw defal ko première partie muy sa grand di ci lépp ban gis-gis nga am ci bis bi waaw d'abord avant tout d'abord damay nuyu waa Mbour waaw damay nuyu di nuyu àddina yëpp wax dëgg yàlla pour jigéen ñi wax dëgg yàlla jigéen
jigéen ñi organiser lii ay jàmbaar lañu ndax jigéen moom ca waar wa tamit danaan jàmbaar ca waar waaye jigéen ca waar wa ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañu macha allah ñoom ñoo organiser loolu te wutuñ si dara lu dul am ci lu ñu am pour dimbali ko donc yu mel noonu buñ ko ku ko am ku ne da nga leen di jàppale rek leen jàppale ay jigéen lañu donc ñun ñoo ngi seen ginnaaw leen taxaw leen jàppale jaajëf Jaajëf